salaamaaleykum waa commune Hann Bel-Air maa ngi tudd Dieynaba Sall ñu gën ma xamee si Nikita donc comme ni ko sama frère bi waxee Baara tey bu ñu fi ñëwee c'est parce que dañoo am métit ñun la jeunesse de Hann Bel-Air parce que dafa am benn mbir muy benn arrêté boo xam ne sous-préfet bi moo ko joxe di joxe ndigal que ni stade bii muy sunu stade municipal bi nga xam ne ñun ñoo ko moom muy sunu moomeel de 1 nekk sunu titre foncier ñu fekk ko fi parce que dañoo judd fekk ko fi ñu ñëw defaral ñu ko parce que boo xoolee stade bi tëj nañ ko 7 ans ñun doomu Hann Bel-Air ñun jeunesse su Hann Bel-Air ñun ñi nga xam ne carrément Hann Bel-Air la ñuy nooyee et mouvement nawetaan ñor ñu torop à chaque fois ñuy jéggaane tey ñoo ngi Pikine gannaaw suba ñoo ngi Iba Mar 7 ans ñu koy galérer 7 ans yoo xam ne metti woon na torop mais dañ koo muñ parce que lan promettre woon nañu dañuy defar terrain bi tey jii terrain bi ñu defar ko à nos frais loo xam ne suñu budget la génnee kenn defaruñu ko ñu ñëw déjà ñu accepté coût bi ñu wax pour terrain bi ñu déggee ko si ki nga xam ne mooy autorité municipale dëkk bi le premier magistrat de la commune de Hann Bel-Air mu ne terrain bi def na si 800 millions yoo xam ne suñu xaalisu dëkk la pour jeunesse su Hann Bel-Air donc bu ñu defaree terrain ba pare si coût boobu noonu ñu accepté ko parce que football daf ñoo ñor parce que sunu jeune dëkk daf ñoo ñor ñu accepté loolu tey jii ñu ñëw sous préfet indi benn arrêté boo xam ne moom la ñuy dénoncé arrêté boobu dañ koy dénoncé parce que boo xoolee nawetaanu Hann Bel-Air amul violence parce que ñun seetaani nañ nawetaan fu ne zone bu ne dem nañ fa xam nañ ni commune Hann Bel-Air amul violence man li may gis violence mineure la ay ñeenti xale yu sànnante xeer ñu ne tëj nañ stade bi donc c'est plus simple pour ñoom ñu tëj stade bi après ñu exposer ñu à des risques yooyu mooy lan nga jóge fi war a dem football Iba Mar sunu doomu dëkk ay xale yu ndaw ñooy dem ngay gis ñuy traîner ba Dakar parce que xale yi mënoo leen teree dem parce que sport bi seen passion la dañuy dem bu ñu demee ñu exposer leen à des risques xanaa violence weesuwul loolu xanaa foofu la violence commencé sa doomu dëkk ñu leen di agressé wala nga dem Pikine ñibbi si nekk problème ñu raconté benn anecdote boo xam ne si ñoom la jóge parce que ñoom ñoo toog ne carrément dañoo jóge voyage di ñibbisi gis ay xale yu ndaw di jóge Pikine di ñibbisi ñu laaj ci xale yi fan lañ jóge ñu ne xale yi dañoo seetaani woon football mu ne xale yi ñan la ñu ne ko sa doomu dëkk la loolu metti ko révolté ko ba mu tax mu defar stade bi donc à quoi bon ñu defar stade ba pare tëj ko ñu war a dem kuy wàlliyaan sa dëkk dafa tëggul comme ni ko Baara waxee te ñun dañoo am stade boo xam ne nee nañ gazon bi moo mucc ayib dernière génération gazon boo xam ne coût bi 484 millions la gazon boo xam ne maanaam amul gazon bu ko gën ñun dinañ am loolu ba pare dem di football Iba Mar bi nga xam ne gazon yi fii daa sax fii saxul dinañ dem di fay di louer stade di def loo xam ne carrément ñun am nañ ko sécurité weesuwul d'abord c'est l'autorité municipale et préfectorale qui doit payer sur l'ordre public donc ñoom bu ñu manqué loolu ñëw sécurité bi doyul jàppale wuñ ñu si loolu ba pare ñu ñëw c'est plus simple pour ñoom ñaari xale xeex ñu ne nañ tëj stade bi damaa bëgg ñu xam ne du moomeelu kenn alalu Hann Bel-Air la donc jeunesse bi ñoo si war a profiter jeunesse bi lañ ko defaral donc il est temps que l'autorité municipale sache que on a une jeunesse engagée une jeunesse consciente une jeunesse qui est prête à tout parce que xam nañ ce qui se passe ñun dofuñu xam naa dañoo jàppee jeunesse Hann Bel-Air waa Hann Bel-Air ay dof ñun dofuñu xam nañ la réalité qui est là donc ñun lu ñu dénoncé aussi mooy l'autorité municipale qui est là et qui n'a pas de poignée koo xam ne mënul fëgg sur la table beneen autorité ñëw di jël ay ndogal si sa biir commune si loo xam da nga ko defar pour sa doomu dëkk donc bu ñu gisee yaacaaral boobu ñun jeunesse bi dañ koy dénoncer on n'accuse personne mais tey ji bu ñu gisee loo xam ne jaarul yoon te du yoon ñun bu ñu tëddee ay complice lañu ñëwuñu fi nag soluñu benn mbubu politique kenn nekku suñu ginnaaw benn jeunesse boo xam ne dañoo toog si biir néeg waxtaan bañ na ko ba ñuy waxtaan dañ ne koo xam ne da nga sol mbubu politique génnal intéressé wooñu ñun lu ñu intéressé mooy combat bi nga xam ne c'est un combat pour toute une génération parce que quoi qu'on puisse dire on évitera l'histoire plus tard ba ñuy nangu stade bi fan ngeen nekkoon et lenn duñ ko nangu et jaral nañu nag suñu bakkan mooy que tey jii ñun joué wuñu si suñu terrain ñeneen ñëw di fi joué bu dee nag noonu lay demee duñ ko mës a nangu bu dee noonu la nar a demee on n'a qu'à raser le terrain
def ko cimetière pour riverains yi nga xam ne ñoom ñooy dénoncé riverains yi nga xam ne fii lañ fekk terrain bi riverains yi nga xam ne carrément ñi fi am titre foncier bëriwul je le dis haut et fort donc ñun mënuñu nekk doomu yaraax lii nekk suñu titre foncier nekk suñu alal ñeneen ñëw di ko nangu suñu loxo parce que lan dañuy déranger parce que lan nawetaan violence la et on sait tous que sport de contact bu amul violence amul nawetaan du ñàkk violence ñun dañuy conscientiser tout le temps mais fougue de jeunesse ak jeunesse bi nga xam ne ils sont le sang chaud mënoo si dara donc sport de contact boo gis day am violence moi je prends l'exemple de l'arène nationale bañ leen ko tabaxalee tak premier combat lan lañ def yàq saccagé est-ce que daa tax ñu tëj terrain bi déedéet doo defar infrastructure bu toll nii si budget bu toll niñ ko defaree ba pare nga tëj ko sa doomu dëkk di wàlliyaan c'est ça que nous dénonçons loolu mooy sunu combat et on appelle la population de Hann Bel-Air on appelle la jeunesse képp ki nga xam ne jàpp nga ni combat bi sa combat la bul xaar ñu woo la si ñëwal rejoindre wasalaam. salaamaaleykum gars yi fi teew yëpp maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam dama présente Mamadou Samb la ñu gën ma xamee si turu Billy juste pour accompagner si samay coéquipiers yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jot a wax léegi ñun ñëpp gis nañ li am ci dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ce qui se passe suñu taxawaay fii nekkul leen lu dul am naqar ba nga xamante ni amuñu fenn fu ñu ko mën a jooyee parce que jeunesse bi amul porte bu mu mën a fëgg pour ñu fajal ko li ko naqari ak li ko metti donc dafa jot quoi ñun ñëpp ñu xam ne stade bii nii pour waa Yaraax la stade bii nii jeunesse su Hann Bel-Air ñoom ñoo ko moom jeunesse su Hann Bel-Air ñoom ñoo si war a bénéficier wu bu ñu defaree leen infrastructure bu toll nii te mënuñu si ñëw di ci football kon jaru ko woon quoi pourquoi jaru ko woon parce que mënuñu ñëw ñu organiser ay nawetaan président ASC yi président zone yi man si ñoom lay gën a sax accentuer samay paroles parce que ñoom ñoo toog dem si au moment wu CRD jël fa ay responsabilités yoo xamante ni ñoom leer na leen leer yàlla ni mënuñu ko endossé di signé benn nawetaan boo xamante ni day nekk sans violence sa kër sax wóoru la ba xam suba ba ngoon du am xuloo nga ñëw nga ne da ngay assurer une nawetaan sans violence ñu ñëw si biir stade bi nga andil ñu fi 17 police 17 gendarme ñu toog seen fi ñu toog di lekk seen i kërëm di gérer seen i arbitre bu ngeen ñëwee war a dugg sax ñu ne leen yéen dañoo sonn si yéen sax parce que seen nawetaan dañoo yàkkamti mu jeex wala ñu aj ko ba may ñëwaat si affaire de préfecture bi nga xamante ne ni moom moo sanctionné stade bi parce que bu fekkoon dégâts yi si biir stade bi la am du ñu sanctionné suñu stade moom mairie ba mooy jël ay responsabilités am ku am sañ-sañu taxaw ne nawetaan commencé ba léegi gis na fi xeex si biir stade bi na ko wax yow mii di filmé bu la neexee nga jël fi xeex bi amoon mi ngi nële ay oto yu toj lañ ñu wax ak ay xale yu ndaw yu doon sànnante préfet bi muy sous-préfet bi muy génn di waxaat li mu wax dëpp dégg nañ ko xale bu ndaw boo ko tojee day fayu borom kër boo yaaxee këram day jóg fayu comme que moom moo mën a ñëw tëj suñu nawetaan ba pare ak ay façon waxam donc massama ñun jeunesse bi nga xamante ni ñoo gën a féete ndaw pour révolter wu ki nga xamante ni moom mooy autorité municipale bu dëkk bi monsieur le maire Babacar Mbengue par autorité bu mu am moom dañ koy ñaan mu jël ay devant am mu jóg si lii teel benn coup de filam kese réglé na problème bi yëpp président zone yi dañ leen dénk suñu nawetaan mais pas ñu koy politiser parce que ñoom seen déjà seen biir maanaam bokkuñu sax benn idée kii dafay jaar fii kii dafay jaar fee da ngay gis récemment match yi tax ñu aj nawetaan muy Kasanka ak sant yàlla 4 fois consécutif yoo xam ne dañu koy renvoyé ñu dépense yi seen xaalis bu dul jeex ñooñu boo leen bëggee yóbbu Iba Mar dañuy sonn il paraît que démb si benn panel yaa ngi dégg ay joueurs ñu naan Iba Mar da ngay football ak gazon bi di football ak équipe bi xaw ma ñande mais aussi président ASC yi tamit il faut que ñu jàppale jeunesse bi équipe bu ñu la indil convocation pour nga football ji ailleurs pas fii nga ne dew ma man de équipe ba ma bokk dama koy wax fii au effort bés bu ñu programmé feneen furul stade municipal bu Hann Bel-Air ñun football wuñ na fi nawetaan bi yem il faut que tamit beneen bi ñuy wax mooy yenn autorités yi ñuy woo di ñu encouragé di ñu wax que ne ñu ngi derrière yéen il faut que ngeen xam ne ñun politique guñ de dañoo ñëw pour que ñu tàllal suñu loxo képp ku si mën a jàpp mu jàpp si pour ñu delloo ñu suñuy stade kese lañ soxlawuñu meew kii que ce soit pour ñu yóbbuñu si yeneen affaire il faut que ngeen xam ne jeunesse su Hann Bel-Air bi fi nekkoon ak bii du benn
jeunesse bi dafa éveillé jeunesse bi dafa comprendre ce qui se passe benn simple colocataire mënul ñëw fii di à chaque fois moom mooy buum mi ay riverains yu nekk alentour stade bëgg ñu ëpp doole ñun ñi nga xamante ni suñuy toolu maam moo fi nekkoon ñu fi doon def lépp terrain bi waxuma la ay toolu maam sax bi fi père Bass di nekk ñun dañu doon wàcc école ñëw di ko tarasal ak ay laso mu ñuy may ticket buñ duggee kon tey buñ ñëw am simple gazon synthétique rek après ñu ne kon carrément kenn du fi foo li ñu gën a déranger mooy que ne lan Yaraax amul espace boo xamante ni jeune bi war nañ fa divertiroo amul lii la ñu yàlla suturaale dañ ñu ko delloo ñu football ñu xool leneen lu ñu def mais buñ ñu jël jàpp ñu ay otage mel ni ku yor seeni ballu ping pong fu nekk ñu sànni fa gauche fu nekk ñu sànni fa droite beneen bi nga xamante ni moom la ñuy waxaat mooy que ne leen intox yi dafa bari mouvement bi ñëwuñu fi pour ay kii lii la def di accuser kii wala di accuser kii dañoo ñëw juste pour ñaan njekk ñaan ndimbal pour première pas bi ñuy def ngeen xam ne stade bi kese lañ bëgg mu revenir suñuy loxo ñu mën fi football suñuy activité nawetaan yi nga xamante ne nii moom lañ dëgmal bu dee mënul nekk ngeen nañu mënul nekk beneen bi ñuy waxaat mooy que ne leen si vous n'acceptez pas ouvrir stade bi à ce que suñuy nawetaan continuer préparez-vous à ce que xam ni entraînement mais n'importe quelle équipe championnat du fi am premièrement deuxièmement bon fonctionnement bu stade bi mooy ki nga xamante ne nii mooy parce que si seen décret bi ngeen génnee da ngeen si ñoomee ñëpp ñi nga xamante ne am ngeen seen aval yow sous préfet mooy que ne am nga avalu commandant am nga avalu monsieur le maire am nga avalu PDD bi am nga avalu directeur stade bi directeur stade boo xamante ne nii mënu la defal bilan stade bi di jël xaalisu stade bi fu ko neex la koy dugal fu ko mooy bum mi nga toog fii mënoo nangu woo sax def assemblée générale USB baa ngi nii kenn xamul kañ lay football ak nan lay doxee il faut que ñoom ñu yeewi nit ñi quoi ñu xam ne dëkk bi amatul ñu toog seen taatu kër yi di nalaw quoi jeunesse su Hann Bel-Air dama leen oowaat encore une fois ngeen ñëw jege suñu may ñu doole ngeen xam ne ñun politique ñu ak kii que ce soit dañoo bëgg rek ñu jox ñu stade bi parce que stade bi ni mu demee nii la sem an demee woon au moment où ñu koy jël di yóbbu Santa Marie muy nekk centre ce qui veut dire que dañoo mës a privilégié waa Maris à ce que ñun suñu moomeel ñoom ñu leen koy jox nañu dimbali encore une fois ay lu nekk gis nañ ko lu nekk jaar nañ ko fi mais suñu plan A bi ñu teg nii yow Babacar Mbengue laay waxal dama bëgg nga recevoir ñu au plus tôt possible ñu jàkkaarloo ak yow wax la leneen li nga xamante ni moom lañ bëgg bu fekkee mënul nekk ñun ñu jaar suñu plan B. ñu ngi nuyu waa zone Yaraax yëpp ak parents yeeg ñëpp ñu leen nuyu bu baax dañu jox seen wàccuwaay waaw di jégalu nag kàddu yi quoi parce que kàddu yi dañ ko yëkkati mais maanaam lu ñu metti dañu am lu ñu metti trop moo tax ñuy yëkkati di wax. man la Alioune Badara Ndiaye dëkk ko ñu sant yàlla gis ngeen mbooloo bi mbooloo Yaraax yëpp la Yaraax yëpp nag lañ siy woo képp kuy jeune dañu la siy woo xam nga ñun dañu am lu ñu metti trop parce que monsieur le maire mënul ne dafa defar stade bi si ay millions ñu heure bu ko neexee ñu tëj heure bu ko neexee ñu tëji parce que lii nañu wante dëgër sama gars yi depuis première match Feeraay Waldaan ñu tëj stade bi 1 mois boobu ba léegi mënuñu fubal dafa ñaaw ñu toogaat ñuy tëj di tëj xam nga stade bi nag bu fekkee ñun waa Yaraax ñun ñoo ko moom ñunuñu si fubal na nga jël lem say gazon ba mu jekk yóbbu ko biir mairie wala sa biir kër ñu def ko ay cimetière ñun ñu nekk si leneen loolu laay wax quoi parce que man yëg-yëg laay waxee yëg-yëg waxuma kenn ngir politique benn politicien sant ma ko mu jël samay vidéo di ko dugal si Facebook beeg yooyu xëy na wax ji am solo mais politiciens yi laay waxal sama vidéo dugaloo ma ko ma Samba dugaloo ma ko ma Demba man ngir sama dëkk laay xeexal ngir Yaraax jëm si kanam laay xeexal looloo tax may wax yëg-yëg ak coono bu ñu daj ñun ñoo ko xam 4 max ñu rapporté ko nga fere xaalis bu weex tàll zone du la ko delloo monsieur le maire du la ko delloo keneen ak keneen du la ko delloo dafa metti dañu wax dëgg te yàlla tax waaw ñu ngi jégoon na kàddu yi bu baax a baax wasalaam. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Tafa Sagna maa ngi dëkk ASC Kasanka bon di jooyal nag sunu gox muy commune nu Hann Bel-Air bi yëpp boo gisee sunu morceau yu rouge yi da ngay xool jeunes yi fi nekk yëpp da nga xam ne ñii dañoo am loo xam te ni métti na leen mënuñu ko jooy fenn lii la ñu am te lii dafa bokk ci sunuy premier plan sunu plan A moo nekk nii mooy ñëw taxaw ñaxtu ko ba pare dénoncé li tax tamit sunu stade bi nekk sunu moomeel nekk sunu patrimoine ñu xañ ko dara waralu ko nag lu dul ay ñeenti kër ak quelques autorités yi nga xam te ne ñoo dëkk fii Maris pour lan bañ lenn lu leen déranger muy bruit wala leneen da ngay gis bu match di am
ñenn ñaa ngi seen kaw balcon yëkkati seen téléphone di filmer di ñu sosal si loo xam te ni ñu doxuñu si nekkuñu si fii ku ñu xool ñaata ASC ñoo fi tase ASC commune Hann Bel-Air bi yëpp ñoo fi nekk la la ñuy woote tey jii mooy que ñun ñëpp dañoo bokk démb ndey ak baay tey dañuy fësal loolu violence bi ñuy tuumaal musul nekk si ñun ASC yëpp a fi nekk ASC yëpp a fi nekk di lancer tamit appel muy kan suñu autorité bi nga xam te ne tey jii moom lañ dénk yaraax dénk ñu ko parce que moom moo fi nekk war a doxal lu ko neex dañ ko dénk ba pare di ko wax ni askan bi lii la bëgg ñun lii moo ñu metti te moom dafa war a toogee toogaay boobu askan bi lii moo leen metti na si jóg na ci wax na si dox ba keroog ñuy am lu ñuy soxla parce que moom loolu lañ ko fi tegee teguñu ko fi pour muy doxal lu ko neex ñun duñ ko raay parce que moom yorul keneen ak keneen peut-être ñi mu yor ñooñu mën nañ ko raay nekkuñu fi di raayanteel wax ji nekkuñu fi di raay parce que mënoo jël sa téléphone nga filmer ay xale yu ndaw xale yoo xam te ni conscient wuñu fii ku fi taxaw da ngay xool nit ki xam ne kii il est conscient si li muy wax ak si li muy def mais filmer ay xale yu ndaw dem dénoncer leen ne lii mooy violence bi ba tax préfet aj suñu nawetaan suñu monsieur le maire war si dox wax si defu ko mu toog ànd ak loolu ba pare préfet di génn naan monsieur le maire jëlul décision lii jëlul décision laa ñun lijjanti wuñ loolu mais dañuy dénoncer li nga xam te ne ñun moo ñu metti ñun jeunesse bi loolu la ñuy doxee te tey jii jeunesse yaraax ñëpp a conscience ci seen bopp ba tax na mënatuñu supporter loo xam te ne tey jii day déranger yaraax ci côté bépp nag ñun on est là pour loolu pour dénoncer ni carrément lii neexul askanu yaraax deuxième bi mooy que ñun tamit pare nañ pour lépp parce que suñu deuxième plan du li ñuy wax lu ñuy jëf la suñu deuxième plan lu ñuy jëf la te kañ lañ koy jëf mooy ko li ñuy message bi ñuy lancé nii tant que appliqué wuñ ko temps bi yàggul may ñu sax temps bu yàgg ñëpp a mobilisé wu yaraax ñëpp te mën nañ génn sur le terrain appliqué suñu deuxième plan troisième phase bi may waxee mooy que ni yaraax nañu xam ne jeunes yi fi nekk nii tey jii ñun ñoo mën a jël suñuy propre responsabilité li nga xam te ni moo fi nekk naqari wuñu ñun nañ koy porter suñu combat demuñu si ma Samba demuñu si ma Demba parce que jot nañu ay proposition yu nekk ñun politique ñu wutuñu autorité bu nekk suñu ginnaaw ñun ñoo conscience suñu bopp pour xeexal li nga xam te ni moo nekk si suñu kanam parce que bu dul ñun yaraax du am avenir yaraax si ñun ñii la dépendre beneen bi si topp mooy que ñun daa am nu ñuy doxee lépp lu ñuy wax wala li ñuy def si respect lañ ko teg si njekk ak teraanga monsieur le maire dañ lay woo ci respect boobu si njekk ak teraanga sama collègue bi léegi sama frère bi léegi wax na la soit dañuy recevoir wala nga firiñu maanaam si li nga xam te ne ñun loolu la ñuy jooy kase moo fi nekk ñaanuñu saraxuwuñu yalwaanuñu parce que lii suñu patrimoine la lii dafa nekk loo xam ne ñun dañoo toog ay at di ko muñ stade dañ fa doon dem di football li ñu doon daj xam nañ ko dañuy doon paas ay agression lu nekk di ñu si fekk loolu yëpp ñu muñ ko parce que lan dañ la mayoon temps pour nga defaral ñu suñu stade tey ji duñ dem ba defal ko ba pare monsieur le maire nga ñu koy privé nga ñu koy xañ naan duñ si football parce que lii parce que laa loolu duñ ko nangu parce que lii démb ak bërki démb ñun xamoon nañ nu meloon condition yëpp dañ si doon football da doon am violence comme yi ngeen wax ni ay sànnante xeer affaire yooyu noonu yooyu yëpp te teewul nawetaan dafiy am kon fi ñu ko teg teguñu ko fenn di lancer appel nag lii bu sottiwul ñun ñu ngi waajal suñu benn caravane boo xam ne caravane de mobilisation boo xam ne ni day généraliser yaraax yëpp jeunes yaraax ñëpp ay génn su boobaa li ñu xam ne lii nii teguñu ko ci wax kase si jëf ak wax lañ ko teg maa ngi nuyu ñëpp di sargal ñi fi nekk ñëpp jeunesse su Hann Bel-Air jeunesse yaraax di rafetlu bon man nag doyen la bon dama gis démb information bi mu jàll ci panelu collectif au service des sports de Hann Bel-Air ñun ay vétérans lañ chaque dimanche dañuy ñëw jouer fii y a 3 équipes de vétérans yoo xam ne dañuy ñëw football si fii mais avant tout dañ nekk ay joueurs nekkoon ay jeunes du football nekkoon ay supporters ba dem nekk dirigeant damay représenter aussi sama équipe bu koñ parce que man nekkoon naa président ASC Mbaxal donc xeex bi dama koy ànd ak jeunesse bi te population Hann Bel-Air bi ñëpp dañu war a génn góor jigéen mag ndaw ñu def ko combat xeex ko parce que stade bi suñu moomeel la te ñun dañu bëgg ñun suñu jeunesse suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk chaque dimanche wala chaque week-end wala à chaque fois bu ñu programmer match ñu ñëw ñu fubal ñu supporter mu neex yaa ngi def ñu ñibbiwaat ci jàmm parce que ñun ku ñu xam ci jàmm nga ñu xamee yaakaar
yaakaar naa affaire violence bu ñu koy wax dañ koy wax ci yeneen zone mais Hann Bel-Air ci jàmm rek la ñu xamee c'est pas nag parce que dañuy defaral stade ba mu pare ñu war ci football xale yi war exprimer wu fii seen talent ñu ñëw ay quelques personnes yoo xam ni dañu mal intentionné nekk ci alentour du stade bi ñëw di def ay wala ñu ay déclaration wala ñuy wax loo xam ni dara teguwu ci yoon wala service d'ordre bi bu ñëwee man damay ñëw seetaan ci match fii ñëw naa fi ba tey ci ren gii chaque année damay seetaan ci match mais su ma ñëwee damay gis far service d'ordre bi fële lay taxaw fële yi li may wax yi ne mën ngeen ko seede di gendarme affaire bi du ci supporters yi du ci dirigeants yi du ci zone bi du ci équipe bi boo xoolee la dernière match bu ñu joué fii entre Montagne et Dialawaly gis ngeen li ñu def fair play bi ñu def mais comment ça se fait que match boobu pare après ñu war a programmer yeneen match ñu ngi xëy rek ñu ne woy sous préfet bi wàcce na benn arrêté comme quoi que nee na nañ fermer match stade Yaraax bi xale yi bu nu fubalati nangam violence ban violence moo fi am non damay laaj ban violence moo fi am ñun ñëpp laa wax dañu condamner violence amul fii kenn ku fi taxaw koy yëkkati xeer wala lan muy sànni ñun sax duñ ko seetaan ñun mag ñi duñ ko seetaan yaa ngi dem lax te loolu mos fi am il fallait que ñu bàyyi affaire yi nga xam ne dañ koy dugal ci biir affaire sport te loolu àndul ak sport man je suis pour à 100% dama représenter sama zone sama équipe représenter aussi collectif Hann Bel-Air représenter aussi mag ñi nga xam ne dañ waroon taxaw fii yëpp te kenn ñëw parce que je suis disponible dama ñëw représenter leen nañu ci stade bi ñu bàyyi xale yi ñu fubal ci jàmm ak salaam ñu accompagner leen indi service d'ordre bu doy loolu rek lañu demandé ñu kenn on est avec vous de tout cœur léegi nag déclaration bii ñu def dañ bëgg aussi suñu autorités yi ñu jël seen devant ñu xam ne ñoom dañu nekk fii ci commune bi pour jeunesse bi nekk fi pour peuple bi lépp lu nga xam ne neex nañu bëgg nañ ko ñu war ko fooye xale yi dañ ko war a bàyyi ñu bàyyi leen ñu dem ñu fubali ñun loolu lañ bëgg xuloowuñu xeexuñu saagawuñu defuñu dara lu ñaaw dañ bëgg rek ngir yàlla ak yonent bi nañu ubbil stade bi équipe bu nawetaan yi nga regroupé 3 match ku ne xam na ni nawetaan dafa metti ngay ket de gauche à droite génne sa xaalis def regroupement def li nga war a def ñëw ba ci buntu terrain bi ñu ne la annulé nañ sa match loolu yanuwul maanaa ñi koy def du ñoom ñooy jox équipe yi xaalis te ñoom bi ñu ci tollee seen jeunesse dañ ko dox ba mu jeex kon bàyyi leen ndaw yi ak jeunesse bi ñu ñëw exprimer wu fii nawetaan 3 mois la 4 mois ñu joué bu ñu joué ba pare après leneen lu ñuy def ci stade bi ñu def ko mais stade bi avant tout commune bi moo ko moom. waaw salaamaaleykum sama gars yi bon maa ngi nuyu ñëpp bon je me présente man la Moussa Gueye dëkk ko ñu Mbaxal bon li may bëgg a expliquer mënu ma fi wax lu fi kenn waxul ah juste que man su may wax des fois yaa ma gën a xam donc te ma wax loo xam te war ma ko wax parce que mooy loolu dama am lu ma naqari quoi dafa ma métti trop sax donc li ma bëgg a expliquer mooy soxlawuñ mu jox ñu 100 francs soxlawuñ dara lu mu bëgg mooy mu xam ne ñun màgg nañ et on est conscient ñun xam nañ bu baax a baax li xew ci town bi instant bi nii nekkatuñu xale yi nga xam ne dañ daan nekk ci ñëw buñ ñëwee duñ dugg sax ci domaine yi nii mais bu xoolee lii xam ne ñii nii léegi am nañ bopp quoi dama bëgg mu xam ne Yarax am na ay dof comme ni ko dëkk yëpp di waxee boo nee Yarax la dëkk dañ lay bàyyi xel mais am na ay nit tamit nekkul ñëpp ñoom la ñu boole ci benn saaku est-ce que comprendre lan mooy ndeyu nga defar stade bu toll nii est-ce que comprendre nga def ko ci xaalis boo xamante ne yaa bind sa chiffre rek joxe ne loolu nga ci def wóoruñu ndax loolu nga ci def est-ce que comprendre après yow nga da nga koy tëj parce que ñaari booy sànnante nañ fii xeer et des trucs comme ça man d'accord ma loolu et après man li may woo mooy que man lii rafetlu ma ko parce que ñun ñëpp dañuy xeex pour Yarax te Yarax du lii du lii est-ce que comprendre ñun ñëpp Yarax moo ñu fi tax a toog te Yarax du ñuy kase donc dafa ñëpp dañu war a génn quoi dañoo war a génn ñu duñ xeex duñ xuloo lu ñuy def mooy que moom ci boppam dañ ko fay teg pour yónni ko moom moo fi toogal Yarax du moom moo ñu yilif ñun ñoo ko yilif moom dañuy dem ci moom toog ak moom wax ak moom ne ko hey mënuñu ñu ne ko dañoo bëgg nga defal ñu lii ak lii ak lii mu jug sol tubayam jël otom boobu nga xam ñun ñoo ko jox mu dem def ci sox suñu course c'est ça loolu mooy affaire bi amul leneen amul beneen kii ba pare nag bu ko defulee bu boobaa ñu comme ni ko booy bi waxee ñu jàll plan B mais là dañuy négocier ñun li ñu def mooy négocier lu ñu bëgg mooy ngir yàlla ak yonent bi ñu bul ñu suñu terrain ñu football ñun ñii ñëpp ñu ku nekk ubbi na defar na association pour lan non violence parce que bëgguñu ko tamit nekkul ni duñu seetu si àll xaj bi ñu ci kii quoi non ñun chaque instant lu ñu bëgg mooy que football foo parce que booy buñ football yu leen def ci leneen sport rek moo mën a téye jeunesse sport kese football moo mën a téye jeunesse moo mën tax xale yi di am benn occupation bu ñuy def parce que booy su bëri majeure partie bi xëy ñu est-ce que te nawetaan yàggul
mais mënuñu tëj suñu stade man dégg naa dem benn équipe fii la entraîné man maa ngi dëkk ci ginnaaw terrain bi juste su ma ko fekkee woon dinaa ko filmer te dinaa ci wax loo xamante ne peut-être mën na ma fekk sama kër parce que dama ko dégg rumeur la loolu ñun ñooy génn ñun waa Yaraax yëpp ñooy génn affaire bi du maris waa maris gis nga autorité ngi wax ne lu ñu leen wax tooñ leen xam nga ñun lan ka la ñu war a waxal dañuy def mobilisation bi dem feeti monsieur le maire ñu toog ak moom ci njekk ak teranga parce que loolu la ñu yaree ñu ne ko carrément xuloo wu ñu xeexuñu xam nañ lépp nu mu demee yaa yilif dëkk bi peut-être yéen ñoo la yëf yow mais yaa yilif dëkk bi est-ce que encore am na yoon yoo xam boo si jaaree ñooy fii dina àgg te du am violence mooy que ñaari président zone yi yow yaa leen di woo yow ñoo yaa leen yilif yaa leen di woo ne leen carrément sama dëkk nii laa bëgg mu doxee ko ak nii sécurité bu doy lañ bëgg xaalis bi ngeen di encaissé ci stade bi defaat leen ci stade bi mais mënoo encaissé 1 million def fi 1000 francs mënul nekk mënoo encaissé ay billets yoo xamante ne di encaissé ci tribune yi ba pare ñëw bëgg a def 1000 francs ci mënul nekk c'est impossible est-ce que man donc loolu mooy problème bi moom na wax ak président zone yi ñu jël sécurité bu doy est-ce que man ñu xool ba xam ndax changement dina am wala du am mais mënoo ñëw ci stade bi comme ni ko booy bi waxee indi fi benn 17 gendarme la xam gendarme ak stade foo gisee gendarme loolu foo lenn moo ñu intéressé suñu neetaan àgg te ñu ko joué Yaraax wootuñu génn di dem fenn di jee gaani kuy walyaan daa fekk sa dëkk tëggul lii naka foog ñu wax ñu xam ko waxuñu xeexuñu xuloowuñu Yaraax boo xoolee amul violence xeex bu fi amoon ay xale yu ndaw lañ à 150 mètres du terrain ban boo xoolee ñun man lu ma gën a naqaru tamit dama koy wax beneen bi ñuy invité lu tax ñëwuñu ñoom la concerné mais ñun gëmuñu lool ñu am dëggal suñu bopp te xam ne ñun ñoo nekkal waaye ñun ñoo nekkal fii jeunesse Hann Bel-Air bi yëpp boo xoolee bépp ASC mi ngi fi waxtaanee ne ko ba def ko li ñu koy liggéeyee boo xam ne ñun tiituñu dara amuñu ñuy lagal dañ koy def si kii dañ koy def pacifiquement teg ko si discipline ñoo xam ne tamit kenn yónniwuñu ñun ñoo xalaat suñu xalaat teg ko si Yaraax mbooloo waaw loolu la amoon lu may tëjee leen gërëm wasalaam. Alors, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Dame Ndiaye, en charge de faire un bref résumé de l'objectif du point de presse. Alors, c'est une initiative dénommée Mbolo Yaraax et qui vient en fait dénoncer l'arrêté portant sur l'interdiction définitive des championnats populaires au niveau de la commune de Hann Bel-Air. Alors, et nous avons noté une contradiction, parce que dans l'arrêté préfectoral, on a bien mentionné l'interdiction définitive des championnats populaires, alors que le championnat est toujours en cours, mais que les matchs ont été délocalisés au niveau du stade Iba Mar Diop. Ce que nous condamnons avec la dernière énergie. On ne peut pas comprendre aujourd'hui de faire un investissement aussi lourd que la construction d'un stade municipal et après fermer ce stade pour dire que c'est des problèmes liés à l'ordre public. Alors que c'est des incidences mineures qu'on a notées ici et c'était quand même entre des enfants. Nous appelons à la diligence et à la compréhension de l'autorité municipale. Nous appelons la responsabilité du maire en tant que premier magistrat de la commune à parler avec le sous-préfet de Grand Dakar pour lever la suspension et de permettre à la jeunesse de Hann Bel-Air de continuer à jouer les navétanes au niveau du stade municipal. Nous avons élaboré un plan d'action. Et la première activité consistait aujourd'hui à faire ce point de presse pour attirer l'attention de la population de Hann Bel-Air. Et la deuxième activité va consister à aller voir le maire pour discuter avec lui, pour voir dans quel cadre on peut aller vers la réouverture de stade pour permettre à ce que les navétanes puissent se jouer ici. Maintenant, la dernière activité consiste également aussi à faire une caravane de sensibilisation pour des navétanes sans violence. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est jouer ici au niveau de la commune de Hann Bel-Air. Ce que nous voulons également aussi, c'est de permettre à nos supporters d'être en sécurité. Parce qu'on ne peut pas vouloir jouer les matchs au niveau du stade Iba Mar Diop et que laisser nos enfants à la merci des agressions et des voleurs. Donc nous dénonçons ça
et que nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour poursuivre le plan d'action qui a été élaboré. Merci beaucoup.